ñeenti waxtu ak genn wàll ci rajo Futur Média ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak nun xibaaru wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. waa Sotrac li ministre des finances ni woon bu yàggul amee la tuñu leen dara ba demoon nañ tribunal ñu daal leen di neenal loolee nag tax na ñu gën a fetteerlu nee nañu dinañu fas yéene dox ca buntu palais présidentiel ngir nag ñu fay leen seen juróom-ñeenti milliards. syndicat enseignement supérieur professionnel et technique ñaxtu bëgg ñu fay ko ay indemnité de correction ba pare intégré leen ci fonction publique bi lu ko mooy ñu salfaañee doxinu njàng mi ca Diamniadio la ñu ko doon xamle. pax ma def or di wurus ba ca Massawa Barik moom moo jaay téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ci la mu ca am ci waa Teranga Goldu di société bu nekk Canada seen premier ministre ganesi fii ñu amal ko ci teewaayu ñaari ministres yi seq wàll wi. Macky Sall mën naa am ñu neenal palam gi ñaareelu mandat bi defaat ay élection maître Abdoulaye Tine mi ko kalaame CEDEAO ndax parrainage moo ni lu mën a nekk la bu fekkee ne nag ëttu attekaay ba jox na ko dëgg. mairie Ndakaaru bi ñuy lam-laamee desatul fal léegi nag maire bi des koy tabbu président de la république def ko constitutionnaliste bii di Ngouda Mboup nee na deltu ginnaaw la ci wàllu démocratie. wàllu tàggat yaram ba léegi li ci gën a fes di li xew ca Dakar Sacré-Cœur ak kenn ca seen entraîneur yooyu nga xam ni da doon sàkku gone yi ministre des sports demoon na fa tey jii ñaawlu ko. quartier vert gannaaw bi li ci yéen kaay yi la ñuy tëj. tàmbaleeg lakk goo xam ni ma nga amee ca Ziguinchor ca aéroport ba bari fa lool loo xamante ne ni am ñax la woon ca tarmac ba nga xam ni mooy tëli ba roppalaan gi jaar sapeur pompier yi fay nañ lakk gi te itam yi nga xamante ne ni mooy matériel yu baax yi daanaka amu ci lenn loo xam ne lakk na. Pape Omar Thiam moom moo yor lu jëm ci wàllu service sauvetage dañ ko ciy déglu ci micro Lamine Ba. bi 13h di waaj a jot si lañ ñu woo wax ñu dafa am feu de brousse bu am ci biir aéroport bi. comme niñ ko war a defee rek suñu liggéey mooy d'abord on va sécuriser les installations et les sapeurs de la ville aussi. ñu ñëw appuyer ñu on travaille conjointement pour maîtriser le feu. ndax fu mu nekk ni installation yi amul li ci am yàqu-yàqu. pour l'instant amul benn installation boo xamante ni am na yàqu-yàqu. piste d'atterrissage bi tamit. du tout amul dara. lan moo waral xal bi. bon jusqu'à présent mënuñu la wax lii moom moo ko waral parce que il faut ñu pare suñu liggéey suñu paree nag ñu doog a jóg dem xool par rapport ak li nga xamante ni moom la ñu gisee configuration feu bi pour mën a déterminer lan moo nekk à l'origine ou pas. bu ngeen di enquête est-ce que. jusqu'à présent il faut qu'on termine. On termine, vous savez que les gens sont en train de travailler. Voilà. Il faut que nous terminions liggéey bi parce que gars yi ñu ngi nekk di liggéey bu ñu paree nag su boobaa on va essayer de voir lan moo waral li am. lii xal di am ci aéroport bi dafa commencé bari est-ce que yéen a ngi jël ay matukaay. waaw ñu ngi jël ay matuwaay parce que bu yàggul dara rek commencé woon nañu ay opération pour désherber voilà ñu ngi jël ay matuwaay yi ci war. ñu la doon liggéeyee Sotrac ay jamono te jàpp ni gouvernement bi da leen a amal xaalis jotoon leen fay ba fi mu ne nii mu des lu toll ci juróom-ñeenti milliards nee nañu nag kàddu yi nga xam ne ministre du budget mujj na ko cee yëkkati ci fan yi ni amee la tuñu leen dara tax na nag xeex bi war a gën a tar ñu fas yéene wàcc ca buntu palais présidentiel ngir marche foofu naqarlu ko ñoom ñooñu nag tey jii lañ ci doon jano ak taskatu xibaar yi Ndongo Ka. président bu collectif ex-travailleur bu Sotrac di weddi nag kàddu yi nga xamante ne ni moom la ministre du budget Abdoulaye Daouda Diallo daal di yëkkati ci kanamu député yi ni bor ba ñu leen ameloon nguur gi nag daal di nay fay lépp ba mu jeex Talibou Ouattara ne lu nu mel du lenn lu si am. le ministre Abdoulaye Daouda Diallo à l'Assemblée nationale dafa déclaré ne xaalis bi ñu yor woon 5 milliards la li si desool moo dool ay réclamations yu ñu doon def yoo xam ne tribunal débouté na 2 fois ñaari éléments yooyu yëpp dara nekk su lu si jub parce que 14 milliards la woon si jamono premier ministre Hadjibou Soumaré lan dem en arbitrage à la médiature Hadjibou Soumaré dafa waxoon ne bu mu demee en arbitrage lu fa décider état dina ko def c'est ainsi que nous avons reçu un acompte de 5 milliards depuis boobu ñu ngi topp si décide bi 9 milliards yooyu lañ doon laaj boobu ba léegi te ñu fexe ba jot. ñoom ex-travailleurs yu Sotrac ni booloo nañu nag ngir jàmmaarloo kii di nguur gi te balaa yàgg dara daanu manifester ci kanamu palais ba. tere nañu grille palais ñu taxaw fa ñun dina ànd ak suñu njaboot ñooy def loolu. foo ñoom ñu wax ñu firiñu wala ñu lettuñu parce que li Abdoulaye Daouda Diallo wax nii wax ko gratuitement te ñun ne dinañ ko jox suñu bakket. ñoom ñëpp nag seeni at daal di romb juróom benn fukk di wéy ñuy ay boroomi kër ni bor bi leen nguur gi ameel ak fii réew mi toll jafe-jafe yi ñuy dund foo ko takk ci métit rek weesu na ko. toog na lu mot ay presque 10 ans avant ñuy am sunu âge retraite gis nga pension minimale bi ñu def nii si ñi si ëpp si ñun si loolu la ni fayeeku problème bu commencé woon depuis 2000 ba tey ji 2020. seeni lim daal dee toll nag lu ëpp ñaari junni ak juróomi téeméer ci ay liggéeykat yu nekkoon ci Sotrac ci seenuk biir mu am ci lu ëpp junni ci ay liggéeykat yoo xam ne génn nañu àdduna Ndongo Ka Pikine rajo Futur Média. ñu des ba tey ci ñi laaj ndax waa sept
di syndicat de l'enseignement professionnel et technique ñoom tey jii doon nañu yëngal ñoom itam ca diwaanu Diamniadio ca buntu ministère ba xamal leen ni nag bëgg nañ ñu fay leen ndàmpaay yi nga xam ne moom lañ doon corriger ba noppi daal leen di dugal ci fonction publique bi ñu ni bu loolu amul daal dinañuy diir nag bis yoo xamante ne nii dinañ ci wax li ñu nar bokk ci nag gàllankoor njàng mi Cheikhou Gueye moom la ci Aïssatou Faye Bodian jokkal ci téléphone bi. ñu ngi ci suñu 5e plan d'action. Donc, le point de revendication est tourné d'abord sur le respect des accords qui sont signés en 2018. Donc, c'est un point commun là avec les autres syndicats. Mais aussi, ce qui est le paiement des indemnités de déplacement et de correction des examens, de CAP, de BEP, n'est-ce pas, certification, mais aussi le BT et le BTS. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, dara laay wax amagul. Donc, mais aussi, c'est un point aussi essentiel qui est la formation diplômante, formation diplômante des formateurs. Nous avons une santé, nous avons santé hygiène. Nous avons un dispositif de formation. Vraiment, maintenant, trop, nous avons des formations pour être un fonctionnaire. Donc, point bobu ci la bok. Mais aussi, nous avons une passerelle professionnelle. C'est une information que nous avons un centre de construire. Mais je pense que idée bu baax la waaye tey bala ngaa mën a construire da nga war a mën a équiper centre yi nga xam ne moo fi nekk. Plan d'action boobu ñu jëm dina wuute ak yeneen plan d'action yi parce que lan la ñu compter def s'il n'y a aucune réaction de la part bu fekkee amul benn réaction autorité yi nga xam ne ñoo nekk ministère de la formation professionnelle et technique ñun on va passer à la vitesse supérieure. Concernant quoi, on va faire une marche à partir du mois de mars ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu ñun danañ def marche devant notre ministère. Nous sommes bien représentés. Nous allons faire tout pour mieux respecter le mot d'ordre, nous bloquer le secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Union des radios communautaires moom itam bëgg a seqi ab jéego ànd ci nag ak UNESCO ndax nee nañ fi mu ne nii cahier des charges yi ñu leen teg dafa diis ci ñoom fokk ñu soppi ko gën koo woyofal ba tax ñu gën a mën a alawtiku leneen loo xam ne dana doon njariñ ci ñoom ci bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel rajo di ko ci màggal ci àddina nag la ñu waxal seen soxla soosu ci ndaje moo xamante ne nii amaloon nañ ko waxtaanaale ci nag ci wàllu programme yeeg ni mu war a gën a tasaaroo ci biir askan week njariñ la mu leen di amal Oumou Kalsoum li kuréel gi ëmb rajo associative Sénégal ñoom ñoo bëgg a saytuwaat lii di cahier de charge bi ñu jàpp ne dafa màgget buñ sukkandikoo ci seen vice président bi ak acteur Union européenne ak CNRA ñoom ñi le bëgg nañoo xalaat ci naka la ñuy def ngir gën a ñoŋal programme rajo yi Souleymane Boub. ay rajo communautaire dafa nekk rajo yoo xam ne pour askan wi la te comme pour askan wi la bu fekkee yaa ngi def dara te defoo ko pour askan wi day mel li ngay def amul njëriñ loolu lañ ci jublu moo tax waxtaan yi ñuy amal te nga xam ne UNESCO moo ñu si jàppale tey waxtaan yi dañu bëgg suñ ci pare lépp luñ fi tënk ñu xool nan lañ koy wéyalee xool nan lañ koy defee ci ab tënk xool nan lañ koy waxtaanee gën a yaatal gën ko xóotal ba nga xamante ne recommandation yooyu képp ku fi jógee di rajo communautaire di nga ko mën a jëfandikoo di nga ci mën a liggéey. digital bi nekk na benn menace ci média yi buñ sukkandikoo ci représentant conseil national de régulation de l'audiovisuel ñoom ñi leen ñi ngi ñaax acteurs yi ñu daal di sóobu ci ay programme yu yees indi ay initiative yu bees ngir gën a jege askan wi Ibrahima Sané. ñu bëri digital moo leen di occupé kon média classique yi c'est une menace générale ñu ngi xool de grands journaux mel ni Le Guardian grands journaux yooyu tëj nañu seen copy hard léegi version digitale rek moo des. journée mondiale rajo nekk na benn prox ndoll boo xam ne dina may acteurs yi ñu daal di waxtaan wecc ay xalaat ñaax leen ngir ñu gën a yaxanal programme rajo yi ngir mën a adapté wu ci contexte local bi. ñu daal di wéy ak yéen ci xibaar yi gannaaw ba fanweeri minute ak juróom-ñeent tegoo ci ñeenti waxtu. RFM rajo askan wi. tey jii nag lañu xaatim déggoo bi dox seen diggante ñoom waa Barrick ak Teranga Gold ab société Canada la 90% ci barab boo xamante ne ni or dafa nekkoon ñoom ñu waroon koo gas ñu daal leen koy jaay moom tey jii ci teewaayu ministre des affaires étrangères bu Canada nga xam ni seen kilifa dafiy amal ngan jamono jii ak ministre des mines bu Sénégal Nafissatou Sylla. opération bi la nag du def lu dul amal njëriñ Sénégal ak société canadienne bi di Teranga Gold bu ñu sukkandikoo ci ministre des mines et de la géologie ngir Sophie Gladima Sibi Sénégal dina ci profito bu baax. ñu soxla li tamit or bi soxla nañ ko pour fii mais soxla nañ ko pour bitim réew ndax xaalis bi dugg si biir dëkk bi xaalis bi nga xam ne moom lañu si jël
yokku na nag pour état du Sénégal ndaxte day delluwaat si budget bi mais li si gën a am importance mooy fu mu nekk nii ay au lieu que mu nekk ñaari société yoo xam ne ku nekk da nga waroon exploiter benn société lay nekk nga xam ne exploiter donc du point de vue environnemental wàññi nañ li nga xam ne moom la ñu naroon xëj na def comme yàq-yàq si gox yooyu dama naan wàññi nañ ko parce que yàq-yàq yi. fusion bi la nag doon na occasion yi tamit ngir ñu taxawal ay programme ngir jàppale askan wi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ci zone yooyee ñuy gasee lii di or bi. Canada dafay gunge Sénégal si lu bari par rapport au domaine des mines ñoom fu mu nekk ne dañuy def bind kayit boo xam ne mooy lu ñu naan trousse à outils pour expliquer population sénégalaise lan mooy exploitation minière ndaxte ñu bari xamuñu ko lan moo si géologie lan mooy exploitation minière ba fan lañu war a egg ak moom. ngir réewu Canada partenariat minier bi doon na ab xéwal la bu ñu sukkandikoo ci François-Philippe Champagne di ministre canadien des affaires étrangères. on voit dans ce projet. li ni mel day gën a rataxal suñu diggante yi Canada defoon na lu jege juróom-ñaari téeméeri millions investissement waaye ak lëkkaloo bi dina tax ñu romb milliard ci lu yàggul dara mu nekk Noël lu neex ci ñaari réew yi. sur des valeurs et des principes communs mais aussi sur une volonté de développement. partenariat bi la nag yeneen programme dinañ ci juddu comme lu ci mel ni ay mines vertes waaye fexe ba daal di tamit ñoŋalaat ay yeneen mines yu fi nekkoon ba noppi. coronavirus bi ak sénégalais ya nekk ci Wuhan nañ liñ leen di toppatoo di leen téléphoné di waxtaan ak ñoom ba seenum xel bañ a dem cellule bi nga xam ni sos nañ ko fii nag muy cellule psychosociale bi ka ca nekk nag di docteur Abou Sy moom mi jokkalanteeg ñoom boobu ba léegi kàddoom yi njëkk tey ji la ci jokkook soxna Awa Mbaye. lu temps bi di gën a dem étudiants sénégalais ya nekk ca Wuhan seenuk njàqare ak tiitange di wàññeeku jëm ci situation bi nga xamante ne moom la ñuy dund di jàngoroy coronavirus lëmbe ca ville ba nga xamante ne ñoom foofu la ñu dëkk docteur Abou Sy di psychiatre xam-xamam màcc ci pajum jàngoroy xel jiite kuréel gi ministère de la santé teg ngir jokkoo doomu Sénégal ya nekk ca Chine. situation épidémie bu amee doo gën a nekk isolé nga gën a protégé wu mais ñoom bi ñu demee ba ñu waxtaan ba ñu comprendre que ne kon ñoom ndekete lii situation bi métti na wante moo gën ci wér-gu-yaram donc ñoom souvent dinañ mën a commencer nag am beneen mentalité pour l'instant ñoom ñi ma ci nekkanteel ñu waxtaan ceeg ñoom nekk na ci ay xale yoo xam ne ay xale yu jàmbaar lañ seen état psychologique daal gis naa ne vraiment ay ñoom góorgóorlu lu baax stable nañ. étudiants yi nekk ci Chine seen waajur yi nekk fii ci Sénégal tiit nañu ba ñu xamee ne épidémie ba ma nga foofu ndax seen njaboot ga fa nekk waaye nag tey psychiatre bi nee na ñoom itam ñu ngi commencé dal. wax naa njàmbaarte xale wante tamit il faut ñu waxtaan njàmbaarte waajur yi parce que niñ koy waxee doom dafa sori ci nit donc tey jii man jàpp naa ne ku nekkoon seen place ku nekk tamit faw nga am lu la métti loolu kenn mënu kaa bañ loolu sax moo tax bi ñu defee cellule bi monsieur le ministre waxee ñu def cellule bi ñu ne cellule bi dafay accompagner xale yi nekk wante it dafay accompagner ñi nga xam ne mooy seen waajur yi nekk Dakar ba nga xam ne ni ñu mën leen a jàppale ba ñu mën a jàll situation bi ci lu gën ci ñoom. fukki psychiatre ñeenti psychologue ñaari assistants sociaux lii nekk équipe bi nga xamante ne moom la ministère de la santé teg te docteur Abou Sy jiite ko lépp rek ngir toppatoo lépp lu jëm ci wàllum épidémie coronavirus rawatina ci njàppale mi ci wàllum dalalum xel ci bépp doomu réew mi bu ko soxla bokk na ci. étudiants sénégalais ya nekk ca Chine ak seen waajur yi ñu bàyyi fii ci Sénégal. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. li mu bëgg bu sottee guléet lay doon ci réew mi président bu ñu fal ba mu toog ba tàmbalee dawal lu yàgg mandaam ñu daal di neenalaat mandat boobe delluwaat ci wote ndax parrainage bi mu kalaamee moom Abdoulaye Tine la yaakaar ni bu fekkee ni cour de justice bu CEDEAO jox na ko ci dëgg faaw ñu delluwaat à zéro ubbi waat beneen campagne tàmbaliwaat yeneen i élection ñu teewlu ko ci jokkoom ak laaj njoogu jën ba ñu demee def suñu recours ci ëttu àttekaay boobu argument yi nga xam ne moom la ñu avancé moom mooy que loi boobu dafa salfaañee ak yelleefu sénégalais yi parce que tout simplement loi bi ci boppam nu ñu ko defee dañ ko teg pour génne ay nit seppi ay nit ci élection bi benn ñaar moom mooy yoon charte yu mu teg ak ponk yu mu teg loi wu parrainage bi méngoowul ak moom parce que yoon lu mu wax mooy loi dafa war a claire dafa war a précise loi boobu ba ñoom bañ koy appliquer kenn ci ñoom mënu la wax nu ñu koy appliquer dañuy demander maintenant conseil constitutionnel mu ubbiwaat saytuwaat
mbirum prestation wu serment wu Macky Sall comme ñoom ñoo ko samp tabb ko parce que am na benn décision bu bees lépp mbirum yoon la bi nga xam ne moo ëpp maqaama décision wu conseil constitutionnel bi. loolu ngeen di xalaat di ñu nelal élection yi fi amoon est-ce que newoo leen di gént. non du gént lépp yoon a ko teg tënk ko tëral ko. li ma wax nii bu dee mbir mu bees am na foog ñu ubbiwaat dossier wu Macky Sall loolu yoon moo ko tëral. am na Malawi am na yeneen dëkk boo xoolee ci taarix am na Chili am na ay dëkk yu bëri c'est pas la première fois que ay élections présidentielles ñu leen di donc neenal comme li ma wax léegi constitution sénégalaise dafa prévoir lépp bu président amee empêchement en cours de mandat suppléance bi assemblée nationale mooy toog constaté ko président wu assemblée nationale jël lenge yi le temps ñu organiser élection bu bees. ba tey ci wàllu politique maire bi Ndakaaru ñu ni léegi président de la république moo ko war di tabb ndax dayo bi ni mu toll ak xiroo beeg ŋaayoo bi ci faral di am. Ngouda Mboup jàpp ni loolu deltu ginnaaw la ci wàllu démocratie ndax dañ ko war di fal ni ñu war a fale yeneen i moroomu meeram yi ñu teewlu koog Georges Déthié Diop. Dakar moom mooy gox bi nga xamante ni moom rek la ñu bind ci constitution bu Sénégal ndaxte moom mooy capitalu Sénégal tamit loolu dañ ko def ci constitution du Sénégal waaye tamit damay fàttali ni depuis 1996 Sénégal fii ñun dañoo def ci décentralisation loo xamante ni dañu ko suuxat maanaam dañu ni lépp loo xamante ni nguur gi daf ci daan teg loxoom wala lépp loo xamante ni nguur gi da koo yoroon nguur gi da ciy bàyyi lu bari jox ko collectivité territoriale yi pour démocratie locale li ñu naan ci gox-goxaan yi ñu mën a fa suuxat démocratie loolu nag day tax ba nga xamante ni dañu am benn régime unifié régime boobu mooy maanaam bépp collectivité territoriale ñoo bokk statut maanaam kenn mënut a exercer ci ñoom benn tutelle contrôle bi ñu mën a exercer ci ñoom rek c'est un contrôle de légalité waaye bu fekkee li loolu la ñu bëgg a def Dakar loolu méngoowul ak li constitution bu Sénégal wax parce que constitution bu Sénégal li mu wax ci article 102 dafa ni képp kuy gox-goxaan dañu lay bàyyi ña fa dëkk di tànn maire bi ak ñi nga xamante ne mooy conseil municipal bi muy organe délibérant ñuy doxal waaye loolu nag su fekkee dañ koo dindi nangu ko ñi nga xam ne mooy nguur gi bëgg a tabb maire bi su boobaa noonu dañuy nasaxal lii di démocratie dañuy nasaxal lii di décentralisation maanaam Dakar mi nga xamante ni moom collectivité territoriale la boo xamante ni nii yàgg nañ fee wote maire yàgg nañ koo fal su boobaa noonu ñi fi dëkk ñoom danañu porter atteinte à leurs droits te su boobaa dañuy mel ni ñu leen boddi te loolu méngoowul ak démocratie loolu méngoowul ak yoon muy état de droit te loolu la constitution bu Sénégal wax dafa ni képp kuy citoyen am nga droit fal sa maire. tàggat yaram Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Makumba Bey. football la ñuy tàmbaleek ministre des sports ma seeti woon coow la ca Dakar Sacré-Cœur. coow loolee nag waa Dakar Sacré-Cœur la ciy jàppale moom jëwriñ bi ñu dénk wàllu tàggat yaram ci réew mi Matar Ba di wax ni lépp loo xam ne jëm na ci wàllu liñ ci war a def moom dina ci jàpp ndax mbir yi pédophilie moom du loo xam ne xej na ci wàllu tàggat yaram Soda Thiam. gannaaw ba ñu amalee waxtaan ci lu toll ci benn waxtu jëmale ko ca lay lëmbe Dakar Sacré-Cœur njiital club ba nag daal di nañuy xamal ni fa mu newoon ba léegi jugu fa maanaam dimbali yoon ba ñu gën a leeral mbir mi Aïda Sey di assistantam moo ci àddu. fi ñu toll nii nag sunu yitte yëpp ñoo ngi ko fas yéene jëmale si taxawu xale yi ak seen njaboot si wàllu yoon ñi ngi feddali sunu taxawaay ngir lëkkaloo ak ñi yox mbir mi pour mbir mi yëpp leer. en tant que ministre des sports nag Matar Ba moom ñaawlu na mbir mi. ca noone nag ma ngay daal di ñaax ña nga xamante ni ñoom ñooy jiite centre de formation yi ngir ñu gën a bàyyi xel ña ñuy dénk xale yi. famille sportive benn la te lii am na dañuy andi suñu solidarité gouvernement bi ci ñi nga xamante ñooy parents yi mais ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ay victimes présumées parce que lii dañ koy naqarlu jusqu'à la dernière énergie xamit ne lii am interpellé na képp koo xamante ne da nga nekk ci wàllu sport muy académie muy école de football muy club bu mu mënti doon discipline confondue ñëpp nañu ubbi seen bët yi te surveiller ñi nga xamante ñoom lañ jox ndaw ñi. ngir xeex li ni mel te mu bañ fee amati ministre bi noppi na ngir daal di wër centre de formation yi nekk ci Sénégal gi yépp. dinañu doxantu ci yenn centre yi école de football yi pour waxtaan ak ñoom ci mbir yi pour ku nekk gën a xippi sa bët te xam ne kuy yàq xale waroo jege xale. ku yàqkat xale dañ la war a écarter définitivement parce que société bi soxlawul façon nit ñu mel na. ci waxtaan googee nag ministre bi daf cee àndoon nag représentant wu fédération sénégalaise de football di Sayer Seck mi nga xamante ni vice président la waaye itam président centre bu Jambar moom it ñaawlu na mbir ma xew ca Dakar Sacré-Cœur. mu ngi noonu mbir ma xew ca Dakar Sacré-Cœur mbir la moo xam ni
ñu bëri ñaawlu nañu ko. ci wàllu football ba léegi foofee ca France coupe bu France quart de finale beneen bi maanaam bu mujj bi tey jii lay am 20h jotee diggante Épinal lay doon ak Saint-Étienne demi-finale yi diggante Rennes ak Paris Saint-Germain déggal ma naan demi-finale yi maanaam demi-finale ñi ci jot a qualifié. Rennes la PSG ak Lyon di xaarandi kon ba xam diggante Épinal ak Saint-Étienne kan mooy qualifié. ca Italie moom tey jii demi-finale yi aller yi beneen bi dañu koy jongante 19h45 su jotee diggante Milan lay doon AC Milan ak Juve démb nag Napoli moom dafa daan ñii di waa Inter benn bal ci dara. ci wàllu Europe boobu ba léegi benn transfert ngi nii boo xam ne daanaka jëmal nañu ko mu des nag dem bi Hakim Ziyech di doomu Maroc moom dem na ca Chelsea bàyyeekoo ca clubam boobee di fii nga xam ne moom moo di Hollande la nekk di Ajax Amsterdam 40 millions d'euros moom la ñu ko jëndee waaye nag du demagum saison bële di ñëw bu doore ci lay bàyyeekoo ca Ajax dem foofee nga xam ne moo di ca Chelsea. ñu wax ci wàllu basket. ak ndorteelu li nga xam ni moom mooy championnat national bi am na nag ay weer a ngi nii équipe yi doon war a kon ci weer yi ñëw war a xeex bu baax a baax ngir jël place kii nga xam ne moo di AS Douane ak AS Ville de Dakar ñi nga xam ne ñoo yor raaye yi ñoom nag daanaka ñoom ñooy favori yi suñu sukkandikoo ci suñu naataango bi di Mor Bassine ñaa ñu déglu ko ak Cheikh Tidiane Diagne. AS Douane mooy nekk favori pour le titre ndax ñoom dañoo defoon daaw doublé mooy ñu gagné championnat gagné coupe du Sénégal ba pare équipe boobu moom mooy war a représenter Sénégal ci basketball African League mooy compétition bi NBA yi lancé te mu war a démarrer du 13 au 15 mars fii ci Dakar. donc soo génnee ci AS Douane da nga am ay équipe yu mel ne Dakar Université Club équipe yu mel ne Saint-Louis Basket équipe yu mel ne Wakam yoo xamante ni daaw ñëw nañ ba demi-finale Dakar Université Club rek daaw dafa joué ñaari finale nationale perdre ñaari yëpp devant l'AS Douane donc ren mën nañ leen a xaaraat vu que am nañ président bu bees mais aussi tamit ñoo ngi def recrutement bu mucc ayib ci jigéen ñi boo jëlee ville de Dakar ngay wax parce que comme daaw Douane ni mu def daaw ville de Dakar noonu la def dafa gagné coupe du Sénégal gagné championnat te mu am mbébét tamit joué ren Afrique donc équipe bu am mbébét joué Afrique mën nañoo wax équipe boobu moom mooy favorite ci championnat jigéen ñi su weesoo ville de Dakar gën a am Dakar Université Club nga xam ne am nañu entraîneur bu bees renforcé nañu pratiquement ren saison bi parce que soo xoolee seen président bu bees bi dañ ne Duc dafa bëgg a redorer son blason mooy li mu doon def ci année yi passé di gagner ay titres di def ay grand chelem loolu la Duc bëgg a defaat donc mën nañoo xaar ne gën a am concurrence bu métti diggante ville de Dakar ak Duc mais gën a am yeneen équipe yu topp ci ginnaaw comme ñu mel ne Saint-Louis Basket nga xamante ne booy xool 10 dernières années yi bu joué wul final championnat gën a joué demi-finale wala coupe du Sénégal benn gën a ci am benn su weesoo Saint-Louis Basket dina am ay ISEC ay Jaraaf Développe ak ASFO yi nga xamante ni mën nañoo tuuteloo peut-être ville de Dakar wala Dakar Université Club ci benn match wala ci ñaari match. mu ngi noonu Mor Bassine Niang di suñu naataango ba nekk ca record xam-xamam màcc ci wàllu tàggat yaram rawatina ci wàllu basket. jërëjëf Abdou Diouf quartier vert Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. Sénégal soobu bu baax ci économie verte ngir mën a sukkali koomam jox ndaw ñi xëy ngir ñu mën a egg ci lu ñu naan développement durable ci semaine bi sax lañ doon amal bëccëg ñu jagleel économie verte ci teewaayu Oumou Kalsoum li Sénégal dafa bëgg a jël li nga xam ne moo di économie verte bi daal di ko def économie durable wante loolee dafa laaj ngir ñu respecter alom gi Abdou Karim Sall nekk jëwriñ ji yor wàllu alom gi ak développement durable. développement durable ñetti banqaas la banqaas bu njëkk bi mooy banqaasu social banqaasu économie ak banqaasu environnement su fekkee ne nag mun nañu fexe ba lëkkaloo ñaari banqaas yi muy banqaasu économie bi ak banqaasu environnement bi ak banqaasu social bi nous sommes dans li nga xam ne moom la ñuy tuddee développement durable loolu nag la son excellence le président de la république joxe comme tegtal parce que dafa bëgg a yóbbu réew mi fi nga xam ne moom mooy émergence. économie verte bi dina dugal lu toll ci téeméer boo jël ñaar ci wàllum PIB muñ sukkandikoo ci benn rapport exploratoire bu économie verte. PSE vert bi ñëpp xam nañ ne dañu bëgg naatal réew mi que le pays soit vert. ambassadrice bu Union européenne bi ngi woo acteurs yi ngi ñu def bi la économie verte benn vision.
maanaam créer ay jumtukaay yoo xam ne dana jàppale ndaw ñi ci wàllum liggéey. l'économie verte lii di économie verte bi mën na indi ay liggéey yu bëri ndax am na ay métiers yu yees yoo xamante ni ndaw ñi ak ñi nga xamante ni am nañu ay diplôme ak ñi nga xamante ni sax ñi nga cay waaj yëngu mën nañ ci gis seen bopp muy recyclage muy mobilité bu bees mu nekk daal lépp loo xamante ni lu jëm ci agriculture modernisée la yooyu yëpp boo ko xayma mën nga ci am liggéey. culture modernisée. loi ci plastique bi dañ ko woote ci 20 fan ci weeru avril bi di ñëw buñ sukkandikoo ci jëwriñ gi yor wàllu aalam gi loolee dina may ñi nekk ci secteur recyclage bi ñu daal di créer ay liggéey yoo xam ne dina jàppale ndaw yi ci wàllum emploi vert. Umu Kalsum li dëkk bu sukkandiku te du yàq dara ci alamam loolu bokk na ci li ko mën a amal mooy ay citoyens yu taxaw tem ngir dugal ci seen loxo ñi yëngu ci Dakar Oxy taxawaay bi ni mel lañu am ci ko taxawal di Anna Diop. Dakar Oxy c'est un projet qui a vu le jour le 1er septembre 2018. Dakar Oxy ab projet la boo xamante ni ñu ko tàmbali benn fan ci weeru saatumbar ci atum 2018 nekkul ab ONG nekkul tamit ab entreprise na leer ñun suñu initiative bopp la maanaam ay doomi réew mi ñi nga xamante ni coupe alom gi soxal nañu looloo tax tey ñu engagé wu ngir mën a xeex lépp loo xamante ni dafa yàq suñu environnement ba tax ñu ne li ñu njëkk a def mooy daal di def reboisement maanaam xool garab yi nga xamante ni demeewuñu noonu daal di leen reboiser waat ba nga xamante ni daañu mën a noqiwaat ñi nga xamante ni jotul ñoo faatu taxawuñu ni dañuy samp garab Sénégal yëpp mënuñu ko sax nag te jéemuñu ko waaye tamit mën nañ ñoo bay ci suñuy weewu tànk indi as lëf ci suñu xam-xam daal di suqali garab bi saxal garab te loolu sax bëgg nañ koo xamle askan wi ba tax ñu amal ab campagne de sensibilisation ngir ñu mën a xam njëriñu amal garab. Et sans arbre la vie n'est tout simplement pas possible sur terre. bu garab amul du ñu mën a nooyi bu fekkente ne kenn ku nekk jël na benn garab saxal ko rek Sénégal dina naat loolu moo tax nag tey jii Dakar Oxy daal di xaatim ab contrat d'engagement ci campagne bi lee ak képp koo xamante ni mbir mi soxal na la il faut que ñuy mën a arroser garab yi nga xamante ni ñu ngi leen di saxal ci campagne bi léegi maanaam protection bi am na ci solo lool te loolu sax moo tax yenn saay dañuy dellu fi nga xamante ni saxal nañu fa ay garab ngir mën a xool travail bi nga xamante ni nit yi def nañ ko ngir mën a xool ndax garab yi ñuy saxal ñu ngi manque bu baax donc jamono ji ñun dañoo fixé ay objectifs bokk na ci dem ba ci fukk ak ñeenti région yu Sénégal ci campagne bi nga xamante ni ñu ngi ko duppee benn région benn campagne jamono ji demagum nañ ci ñeenti région muy Dakar de Thiès de Diourbel ak Fatick waaye nag ñun ay bénévole lañu maanaam kenn fayul ñu dërëm te bëggoon nañ ñi ànd ak ñun xam loolu képp koo xamante ne bëgg nga ñëw xam ne daal fii bénévolat rek moo fi am. Nous sommes tous des bénévoles qui travaillons pour Dakar Oxy en marge de nos activités professionnelles. Anna Diop di njiitu Dakar Oxy nekk vétérinaire de profession dugal ay yoxam bu baax a baax ngir mën a aal alamam mooy tëj buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi